ñëw nuñ koy defee rek bés bu jot ci waxtu yi ñu daal di ànd rek ci wàllu actualité si kanam daañu waxtaanee campagne de commercialisation bu gerte gi ci réew mi bu ko defee rek ñu daal di xool fan la ci Sonacos toll moo tax nag dinañu dalal président conseil d'administration bi si kanam di Youssou Diallo bu ko defee ñu indi ci njàngat ci li nga xamante ne fa la ñu nekk ak li nga xamante ni également ci la ñu toll xibaar yi itam ak rédaction bi ci kanam tuuti lay doon ci wolof leneen itam loo xamante daañu ko waxtaanee tey moo di explosion benn puits bu gaz fële ca Gadiaga daal di bokk ci commune bu Notto Gouye Diama ñu daal di dalal maire bi di Magaye Ndiaye bu ko defee tamit ñu waxtaanee boobulee xew-xew kilifa gi dalal jàmm ci plateau bi. merci maa ngi lay fay te rafetlu invitation bi ngeen ñu defal di ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla luy jëriñ. te yàlla musal sunu làmmiñ ba duñ wax luy lor kenn. allahumma amin ñu njëkkee rek li ma doon wax léegi xew-xew la boo xamante ne nii ci week-end bi ñu génn la lan lañ ci mën a jàpp ci xibaar ci loo xamante ne ni xëy na tey fi tolluwaay bi am na looñ ci mën a yokkal. waaw yàlla dogal na samedi ci 9h la sama téléphone sonné responsable yi dëkkee ci côté boobu di ma woo mais comme appel yi dafa doon bari. sama benn mag moomu ci jot ma ni ma dañoo wax ni usine Gadiaga bi day tàkk. yàkkamte gi ma demee sax daanaka yóbba jëluma sama oto sama benn oto xarit bu taxawoon moom laa jël bi ñu ñëwee tamit gis nañ fa luñ mus a gis ndax gaz buy tàkk musuñu ko gis foofu ci usine bi ndax usine Gadiaga pour le rappeler depuis 96 la woon. mais loolu moom doy na nekk la doy waar. waaye nag bala maa xuus ci événement bi damay masawu d'abord population Gadiaga jël ak pël jël ak wolof kéeri ak jël ak për kër laay ak ña nga xam ne tey jii bàyyi nañ seen i kër. dem ci seen kër yëreen mbokk ndax dañoo am tiitaange. di masawu nag wax dëgg yàlla population bi yëpp di leen nuyu di leen ziar mais nag di masawu tamit américain bi nga xamante ne nii muy Henri am na ci blessure te xam ni tamit yàgg na ak ñun lu mel nii mosu fa am waaye nag tey jii loolu la yàlla dogal ndax ñoom tamit wax dëgg yàlla biñ gëmagul Sénégal ni mën naa am gaz mën naa am pétrole ñoo fa nekkoon ba yàlla dogal lii tey kon ñu ngi leen di masawu bu baax tamit. commune bi ci wàllu loolu parce que da nga wax léegi population bi yaa ngi leen di masawu mais foofu entreprise bi nekk xanaa am na périmètre de sécurité boo xamante ne normalement nit yi waruñu fa dëkkee. bon teenu gaz bi explosé ak dernière maison bi ça doit tourner vers 120 mètres maximum. wala 100 mètres. bon xañ na amoon na ay barbar yu nu sampoon yàgg na mais yooyu daanu na mais daal man dëgg la explosion am na. waaye ñun commune Notto dañoo dëkk ak benn usine boo xam ni dafa am gaz sunu suuf moo am gaz ndax président Macky Sall ci référendum bi dañu li meññee ci suuf bi askan bi ñoo ko moom. mais 96 ba léegi ñun gis nañ ne gaa Petrosen Forteza ña nga fa mais loo xam ni defal nañ ko commune bi loo mën a wax lu dul. commencé def nañ fi benn école dig nañ leen benn poste de santé wala benn centre de santé bu gàmmu ñëwee ñu def délégation indi ay enveloppe bu xale yi amee football ñu ñëw. jël fa quelques gardiens pour sécurité zone bi guddi ñu nekk foofu ci sedd bi amuñu sax ay abri yu baax donc loolu ñun vraiment xaaruñu ko woon ci société boobu malgré bu dee gaz bi mu am peut-être. mi ngi koy jéem a justifier naan quantité bi ñu am mais dafa am loo xam ne dafa war parce que man li ma si gën a métti man 2014 laa ñëw nekk maire. ma ñëw fekk leen foofu ma bind leen lettre orientation budgétaire invité tous les partenaires de la commune ñu toog parce que léegi nouvelle génération de maire bi am nekkatul maire yoo xam ne da nga naan war na fu may signer ak lu ñu wax ay maire la yoo xam ne dañu am ambition ñëw seen askan wóolu leen ñuy taxaw pour seen askan. loolu bi mu amee wax dëgg yàlla orientation budgétaire boobu kenn lañ fa gëj ñun ma bindal lettre expression de besoin yu commune bi bëgg ma bind lettre adressé leen ko tontuwul ma sax. 2014 ba léegi 2014 dara changé wu. dara changé wu relancé waatoo leen. lu may relancé boo leen wooyee téléphone duñ jël maa ngi seen numéro yi kon ñun wax dëgg yàlla en tant que élu local su ñuy wax tey waxuñu ci parparloo mais man damay wax ci sama kàddu askan
ñu am lu leen naqari yabal ma pour ma ñëw fi. entreprise boobu nan la mënee nekk ci sa biir commune commune bi war ci mën a jëriñoo te nga ne néewal nañu xëy na la ñuy wax naan lañ ciy génne bëri na lañ ci dégg tamit nit ki du fa nekk ay at di jeex te réservoir ba nga xam ne réserve bi fa nekk amul gaz bi nga xam ne moom la ñu soxla donc certainement am na lu fa nekk ba léegi moo tax nit yi nekk fa wala entreprise yooyu nekk fa Petrosen ak Fortesa ci commune bi est-ce que am na ay doomu commune ñoo xamante ne nii ci pourcentage mën nañu am à peu près ñiy liggéey ci bërëb ba wala amul kenn koo xamante ne nii yaa ngi dund ci këru liggéeykaay boobu. am na ñu fay liggéey. mais ña ci ëpp dañuy jël seen tool en échange ñu jël la ni da ngay liggéey ci usine bi soo amul benn qualification gardien lañ lay jël loolu laa fa gis ñi jàng ami diplôme nekk fa bari nañu waaye bu ñuy recruter duñu consulter bis bi nga xam ni mooy indi ay cadre Dakar lay jóge ba Thiès ñun loolu lañ ci gën a métitlu te ñun en tant que commune waroon nañu comme ñu war ñoo jox loo xam ni au moins dañ koy jàppale sunu askan maanaam tey jii jël nañu suufu commune bi jël koom-koom bu jóge ci commune bi kon tey jii waroon nañ yenn projet lu mel ni centre de santé tey jii ni may wax ak yow commune Noto inondation bi passé dafa yàq poste de santé ba dama luyee kër di ko fay 175 000 par mois tey jii bi may ñëw laa fay 2 mois location pour poste de santé bu Noto bi feebar bi amee man en tant que élu bind naa leen lettre tontuwul ma sax te pourtant yeneen organisation yi fa nekk am na lu ñu def ku mel ni tey jii Blue Sky clôturé na 2 écoles école lu Thilane Dior moo ko clôturé école Ségal def salle informatique ak Thilane Dior bëgg a def tamit kii informatique fële au lycée de Noto mais Petrosen man de en tant que maire bi ma toogee ba léegi gisuma lu ñu defal commune waxuma nag waxi politique lii may wax nag naqar la woo xam ni sama askan ñoo ko am yabal ma ndax mënoon nañoo créer ay mouvement di révolté wu mais kere bi affaire bi xëyee mu ñëw fekk leen ñu toog ñu am lu leen naqari ma ëpp leen ko fuuf caraan leen dem leen toog dañ leen doxal dañ leen waxal ba yàlla dogal changement am ci li ñuy def te yàlla ci maanduteem tey teen bi nga xam ni moo explosé moo doon seen yaakaar daanañ am ay teen mais teen bii moo doon seen yaakaar tey ji yàlla gis nga leen si def mi demee bu bëgg koo exploité yàlla def li kenn yéenewu leen ko waaye nag dañoo war di taxaw di wow toog ak maire yi di rendre compte seen askan tey jii xaw ma ñaata nit a fay liggéey xaw ma fu nu jóge la fa nekk kas néew ci doomu Noto ma xam ko ay gardien laa fa gis. amuñu suffisamment poids ci biir entreprise bi damay taxaw fenn monsieur le maire parce que loolu itam am na solo kër yoo xamante ne ñu ngi nekk à 100 voire 120 mètres ci réserve bu mel noonu te ñu xam ni gaz mën na tàkkee fu nekk même su fekkee ñaanuñu ko ndax xëy na këru liggéeykaay yi ñu koy dénk njott nañ ne am nañu expérience ci li ñuy def naka la loolu mënee am nga nekk maire commune bàyyi progression boobu noonu am kër yi di jege ba jege bërëb boobu. kër yi jegewul de kër yooyu cosaan la gaz baa leen fa fekk mais ñoom bi ñu ñëwee ci seen programme ñoo waroon a xam ne comme ñu ngi exploité gaz moins de 100 mètres ñu délocaliser kër gi mais loolu bu ñu ko defee dañuy ñàkk xaalis te bëgguñu ko. 97 ba léegi xaw ma. 96 ba léegi. waaw loolu ñu bàyyi ko mu jege fa. waaw te exploitation baa ngi continuer saa su nekk. mais boo xoolee sax li ma sa gën a metti kër yooyu tey ku la ni fii gaz dina fi jóge ak boroom kër goo xam ne benn néeg rek lay am wala ñaari néeg dafa xaw a méngoowul sax te ñoom fi am na gaz yoo xam ne sax réserve la exploité guñ ko tey boo demee fu mel ni Ngajaga diggante jàkka ji ak garabu penc bi nee nañ teenu gaz nga fa mais exploité guñ kon dëkk yooyu yëpp li commencé Ngajaga jël ak pël kéeri ba kër mbir xam ni ay teeni gaz dañ naa ko supposé moo fa ne dañ leen a war a tabaxal des logements sociaux génne leen foofu man loolu laa gis. est-ce que population mës nañu exprimer souhait wu jóge foofu noonu ndax kër cosaan la nga wax mais est-ce que ñoom waxoon nañ bëgg. waaw mais buñ ko waxee tamit bu fekkente ni ñoom seen maire la ñuy wax seen maire wax bind te duñ ko tontu man wax naa fu ne def naa dugg naa YouTube wax naa même man en tant que élu un jour wax naa ko président ne ko président waxal ci waa Petrosen
defaluñ ma dara sama commune xanaa pollution tey jii man bi démb rek bi problème bi amee am na kër yoo xam ne togguñu dañoo daw mais man maa dem jëli ceeb jox ko chef de village bi mu séddale ko su ma xëyee damay toog ak ñoom ba ngoon jot ñoom tant que ñu ngi may gis seen xel a ngay dal maire lu xew mu neen muñ leen rek toog leen. président lan la tontu. non loolu yàgg na bu temps 2014 jour bi ñuy jël sunu 2015 bi ñuy jël sunu oto yi kon man combat pétrole beeg gaz bi pour la collectivité locale de Noto yàgg naa ko wax boo xoolee mos na maa wax ni Dakar Kayar offshore bi ñuy wax bu ndee ba ca fin ba Noto Goudiama la ñuy gis mu am pétrole mu am gaz mais tey jii le soir ma dana raison dañuy wax naan ay quantité yu ndaw xam nga ni gaz bee di ne bu la wanoon image yi ni muy génnee nga xam ne nee du ndaw kon donc dama bëgg ni comme président wax na ci référendum bi meññeetu suuf si askan bee ko moom na ñuy xool collectivité locale di leen jàppale waxuñu ñu leen di jox ay enveloppe non moi je ne veux pas de ça am nañ centre de santé bu ñu bëgg a tabax nii. actuellement nañu ko tabaxal. bi nga def ci kër. waaw am nañ benn lycée nañu ko tabaxal programme de logements sociaux na collectivité locale bi joxe suuf ñu wuti partenaire ñu tabax ko donc loolu lañ gis daal. tey mairie bi ban xibaar la am jëm si kër liggéeykaay boobu noonu ci yoo xamante ne xëy na ay gëstu la yoo def am information 2014 léegi xanaa doone bind naa la rek faale wuñ ma damay toog léegi di leen bàyyi ñu doxal. man dem naa toog ak Mamadou Faye ne ko léegi lii lañ bëgg mun ma bindal lettre déposé ko ma woo ko ne ko jot naa ko boobaa léegi 2 ans la xuma 3 ans keneen la moom mu jaw woo wuyu téléphone man nag askan wi yoo fal seen kàddu laay waxe lu bu ma amee naqar fukk ñoo am nañ junni ndax jël sab tool def la gardien soo commencé wax say droit ñu dàq la te parfois bu ñu nee commune ba jànguñu gaz jànguñu pétrole mais am na ay diplômés dans la commune de Noto bari na ay diplômés. am na nañ leen war a mën a jël ci war nañ mën a jël wala ñu créé fa centre de formation ñëw maire am na xale yu am bac nañ leen dugal dans les métiers du pétrole ñu former leen wala di gaz mais su ñu leen bàyyee naan jàng nañu tey jii ni may wax ni man en tant que élu 2014 ak léegi tabax naa 6 écoles tey jii kéeri googee nga xam ne la gaz ba nekk maa fa tabax école parce que dem bërëb ba maa fa tabax école bërëb sow maa fa tabax école ak bërëb jaawo mais benn école nga jega la ñuy bàkkoo bayal maa dee jàpp ñu naan courant bi ñoo ko fa ni mais courant commune Noto c'est le programme de l'État président Macky Sall alhamdulilah moo ñu jàppale ba ñu def les 24 villages yëpp ñu am courant. ba monsieur le maire lan laa mën a dégg c'est-à-dire ni nga waxee nii mooy ne yow am accès si président jafewu la donc wax ak moom am nga canaux yi war xëy na pour mën a exposer li ngay wax nii comme problème lan moo mën a nekk tey loo xamante ne ni blocage la ba 2014 ak léegi lu mel nii tegaatoo ko encore sur la table danger bi di yokku population bi nekk fa ba mu indi tey lu mel nii. man li ma war a def naa ko bind naa leen lettre tontuwuma téléphone naa leen duñ ma jël wax naa ko président réaction amul lii man bettu ma woon man commune bi ma jiite soxlaa lu ñu kenn dara tey jii boo nee zone des Niayes la fay génn ci production horticole si ñoom nga ko yaakaare lii ñu nawet bii ñu génn ñoom ñëpp seeni tool dafa yàqu parce que taw boobu moo yàq seeni tool tey jii am na ci ñoo xam ni amuñu moyen pour démarrer waat seen agriculture mais tey jii doo leen gis ñu dem fenn te ñoom sax ñu ci bari tàmmuñu sax di leb ci banque di liggéey te pourtant bëgg nañ sax banque bi di leen jàppale am nañu banque bi jàppale ku mel ni CNCAS mais mënut a jàppale ñëpp kon foofu dañ ñoo war a gën a jàppale ñu liggéey ndax wax dëgg yàlla ñun tooñunu kenn ñun suñu suuf lan toog suuf sa amum koom yaa xayti soo ñëwoon ci toolu mango sax jënd ko boo koy dagg sax xale yi toog wër la war ngaa jël benn mango bu ne nga jox ko xale yi. impact environnemental étude bi ndax ci xibaar yi nga jot nañ ko def ci foofu noonu. ak ñun daal soxna si ku maire di woo doo ko jël doo ko wan document ñoom nag bu leen neexee ñun di seen i këyit def nañ fa lii def nañ fii man daal li ma fekk te man. cee wax am na wala amul la ñu wax ne mënuma caa seeni ndax gisuma ko man maay maire bi man maay maire tey commune Noto soo amee problème loolu tax ma taxaw fii. mais normalement këru liggéeykaay bu nekkee fenn tey muy jural loraange askan bi te ñu xam ne la muy def tamit foog mu am ndax foog ñu génne ko commune ba mu ne war na ci mën a jëriñoo.
dans le cadre de la RSE. ñoom sax bi gaz bi explosé nii su ma ñëwee di wax sax da ngay gis ñu may sànni ay baat yu sew tey rek am na ñu ma ko doon def bi ministre Abdou Karim Sall ñëwee waaye su fekkonte ni man li muy wax du dëgg ñu mën a wax ni maire bi dafa. yan kàddu lañ la sànni. non garaawul yooyu mën naa ko digérer ndax ku jiitu rek ñu xool sa gannaaw man amul problème de ci boo côté boobu man daal li ma gëm mooy tey ji taxawuma fi en tant que Maguette Ndiaye benn kii APR mais dama fee taxaw en tant que Maguette Ndiaye maire de la commune de Notto. waaw waaye Maguette Ndiaye tamit dafa am si fu mu bokk. fi ma bokk tamit bu dee ci côté politique président Macky Sall chapeau defal na ma li ma war a defal. président kay defalu la. ndax lii nekk problème yaa ngi koy xaar. ci ponk yoo xam société ci boppam. parce que nga ko taw société société ci boppam ñoom ñoo war a xam ne am na lu leen war ca dëkk ba parce que comme niñ koy defee Tobène di ko def Taïba Ndiaye di ko def ñeneen dëkk yi di ko def ñoo ko war a def ñu ngi naan code gazier bu bees amul dañuy xaar ba am mais code gazier bu amul tamit nañ xaar ne kon nañ bàyyi teeni gaz yi bañ koo laal ba code gazier am mais ñu ngi koy yóbbu di ko exploité di ci am dara mais bu ñu amee fukk nan la jox genn wàllu dërëm ci commune bi waxuma xaalis. nan ñëw defal ñu centre de santé maternité bu ñu diggoon Gadiaga nañ ko def nanu tabaxal lycée nanu tabaxal par exemple centre de santé nañu may ambulance benn yor ak néew Marème Faye Sall mënu ko mayoon kon bu ma dugg wax ci côté Macky côté le président Macky ñun mënuñu ko fay parce que dugalal nañu piste de production 17 kilomètres defal nañu forage à Kër Mbir Ndaw les 24 villages sont électrifiés. tey après explosion bi lan la këru liggéeykaay boobu def ci commune xanaa ñëw nañ la seet si. ñoom bu ñu ma séenee sax dañuy délégué yeneen booy yoo xam ni man du ma leen xam sax ñu jéem a créer ak man débat su ma commencé di leen expliquer seen réaction nag ci ngay xam ne ñi dañ leen a monter même maintenant je commence à craindre pour ma sécurité. dañ lay menacer. ah non du menace mais boo dee wax ak nit yenn saa yi kenn mooy ñëw ni la jugal fii bul wax ak ñii te nee na dañuy liggéey ci usine bi te yow en tant que maire mënoo leen a xàmmee c'est dommage ña ma ca xàmmee ay gardien lañu te sama commune leen dëkk waaye cadre buy bind yor crayon bic man awuma ko. ba après explosion bi dara duggul ci mairie bi ñëwuñu. également man maire maa jënd ceeb man maa jël ceeb bi ma jëndoon 50 bi ma jël jox population yi. waaw mais saa bu ma xëyee maa ngi toog foofu di leen xaar di leen dalal naroon nañoo maire ba baari tali bi maa leen ni jël leen ma garanti dem leen ngeen toog seeni kër tey ji tali ba kenn nekkatu fa gendarmerie ma nga fa sapeur pompier ña nga fa c'est les services de l'État def nañ ni ñu war a def. léegi délai ban ngeen may par exemple kër googu noonu wala kilifa yi pour que ñu indi réponse ci li nga xam ni yaa ngi koy. man du ma technicien du ma liggéey ci gaz liggéeyuma ci pétrole man daal sama askan war nañoo gis seen bopp ci gaz beeg pétrole bi gisuñu ko yàgg naa ko wax lii ñëw na tey l'histoire maa dina. foofu laay waxee dama ne li nga xamante ni yéen a ngi koy xaar mu jógee ci entreprise bi te tey kilifa yi dinañ gën a bàyyi nopp certainement li nga xam ne ndax moo fa xew ma ne ban délai ngeen leen may. pour que saafara am ci li nga xamante ne yéen a ngi koy xaar. la béy daal lekk ba saxub ci ki mën na koo lekk ba dee. 96 ba léegi jëriñu ñu dara dañ doon fàttali rek waaye du lu ñuy def combat xale yooyu sax ndax yi saan dañoo nekk nouvelle génération am fugg di wax waaye ñun ay góor lañu daanañ daje ñoom ci gàmm ñu jox leen parole ñu tontu leen tontu teraanga ñu dem waaye wax dëgg yàlla bu dee gaz bi ak pétrole bi nekk ci suuf si ci référendum bi le président Macky Sall nee na askan bee ko moom su doon defuñu ko woon année yee passé sax waroon nañoo corriger. le ministre Abdou Karim Sall bi mu ñëwee foofu lan la leen wax. moom foofu yëkkatiwu ko woon mais en tant que ministre de l'environnement rafet na li mu def mu jóge Xonjo xam ni commune Notto gaz bi ma ngay tàkk mu ñëw jaar fa masawunu waxtaan ak ñun moom nag soxla nañ ko ci beneen côté boo xam ni wax nañ ko parce que wax dëgg yàlla commune Notto am na zone yoo xam ne bëgg nañu libérer ko pour askan bi bay ko ak ñu dëkke ko ndax loi 1957 wala 53 mënut a valable léegi parce que année temps yooyu commune bi Notto presque 5000 personnes la woon. mais tey jii ni may waxee yow commune bi Notto dem na 50 000 am te bu fekkee ni période bi nga xam ne dañuy toll ci bay pomme de terre les saisonniers yi nga xam dañuy ñëw tey jii fees nañ dellu Notto la population tourne même autour de 100 000 parce que ñun sax en tant que élu rek tabax nañ brigade de gendarmerie bu bees tax jox ko état. kon ñun maire xaaruñu kenn tabax nañ brigade boo xam ne jox nañ ko gendarmerie ba fa logé nañ leen fa. wut nañ 10 ASP pour sécuriser ce marché parce que créé nañ marché international de fruits et de légumes ñun ñu ngi liggéey waaye li ñuy wax
bokkul ak li ñu président Macky Sall defar ay télé ak ndox ak yooyu. complet mais ñoom usine bi ci boppam di jël suñuy suuf dafa gas ay teen suuf si duñ sax délibération à la mairie peut-être société nationale la ndax domaine national ñun lañ ko dénk mais ñun xàmmewuñ tool bu ñu jël ak bu ñu jëlul ñoom daal buñ gis gaz daal dañuy bënn rek amuñu ci problème. mais li ngeen wax nii ay complainte la ndax jébbal ngeen ko le ministre de l'environnement pour moom xëy na mu am démarche. non commencé nañ ko jox naa ko benn courrier dinañ ko continuer parce que nous sommes dans un pays républicain dinañu tontu ci loolu ñu ko interpellé mais li ma gën a xalaat sax dëkk yee comme 13 puits de gaz mi ngi leen wër lu mel ni moom fay commencé am moo bëgg ñu délocaliser leen tabaxal leen des cités yoo xam ni comme logement sociaux yi programme boobu ñëw fa collectivité locale bi joxe suuf ñu wut un partenaire ñoom ils sont pas tellement pauvres ñu participer ku nekk am logement décent te ñu bàyyi zone bi nga xam ni zone gaz. def na recensement pour xam ñaata famille ñoo impacté. waaw loolu man maa ngi ci waaye ñun wax dëgg yàlla li ñu doon def fan yi mooy dalal leen ndax di ndekk ba yàgg gaz ni pël di tàkk te mosoo koo dégg te xamoo gaz bi nan lay def technicien bi dina ko xam mais population lambda bi du ko xam. moo taxoon ñu mer jour boobu mais defal nañ leen ba actuellement dal nañu. à part gaz bi nga wax tudd nga sànq mbay bi ndax nee nga noto tamit ràññee nañ ko taxawaayam ci wàllu maraîchage campagne bu ren bi nekk campagne boo xamante ni ci prévision yi ñu defoon en tout cas la ñu jàpp ci ay chiffres ci lu génn nee nañ loolu am yéen naka ngeen di tëralee tey li nga xamante ne nii mooy commercialisation bi ndax commune bi côté boobu noonu mi ngi am gis-gis bu baax ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def. voilà ñun moom semence de pomme de terre la ñuy bay heure bii. semence bi ñëw na xaj na nag xaalis bi ni mu doon amee daaw wax naa la ko léegi mbay mi ñu doon def ci gannaaw pour bu ñoree ñu jaay ko jënd semence de pomme de terre dafa yàqu. banques yi tamit leble nañu mais li ñu leble doyul ndax dafa taux de remboursement bi ci côté baykat yi dafa xawoon a des par rapport ak à l'année passée ndax feebar bi moo fi jaaroon. mbas mi waaye nag baykat yi tamit. enveloppe yi ñuy jox ci résilience éco di dimbali nit ñi ci mbay mi amuñu ci mais nag ren jii bayaat nañu pomme de terre mais am nañ problème bi ñu am mooy mois de janvier février léegi pomme de terre bi commencé ñor te liy ñorandoo ci marché bi buñ teelawut ay chambre froide denc ko fa luñ te réew mi wóorul fi mu ne ndax feebar bi am na kenn xamul kañ lay jeex ci àdduna. kon ren jii commencé nañoo bay carotte bari na ñor na côté Fass. mais dañoo war a wutal ay chambre froide li ñuy bay ci pomme de terre ñu denc ko fa su ko defee mën ñoo yor tabaski mën naa yor korité mën naa yor événement religieux yi xew. production bi ñaata la. non production man mën moo ko xayma mais daaw daal jiwoon nañu presque ay 10 000 ay 1200 tonnes. ci pomme de terre ci pomme de terre ne serait-ce que pour Noto tey daal production pomme de terre dans tout le Sénégal Noto 1/3 bi ñoo koy produire. mais nag ñun li ñu soxla nañ chambre froide mais soxla nañ tamit forage yoo xam ni bu na ko gasalee dañ koy def irrigation mu dem ndax façon forage yi baykat yi di bayee dafa xaw a nekk lu métti ku nekk day gas benn forage kii gas lu mat fukki machine di tàkkandoo sooy wax sax doo téléphone ngay utiliser. donc bu ñu gasalee benn forage ñu bokk ko mu def irrigation mu dem ndax mbay mi fi ne nii bu ñu am croissance à 2 chiffres il faut que horticulture bi ñu jàppale ko. jërëjëf Magueye Ndiaye nekk maire Notto Gouye Diama daañu ñëwaat ci yow ci kanam.